mbokk yi kon asalaamaaleykum dellusiwaat nañ ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak Niokhobaye Diouf nekkoon ku ñu xam ci wàllu politique xam ko ci wàllu syndicalisme nekkoon nit koo xam ni kii mën naa wax ne ci gàttal PDS moom yàgg na ci lool werante wun ne nekk nga ci ñaari législature nga nekk député 2001 ba 2012 daanaka sax loo xaw a bamtuwaat la bokkoon nga ci CEDEAO bi tamit ci ndombay tànk yi nga xam ne wàllu député Union africaine bi 2004 ba 2008 lépp assemblée nationale ak lu génn sax réew mi yàlla boole na la woon ci ay googule ñi ngi wax ne tamit octobre 1975 nga dugg ci PDS loolu date bu yàgg la xanaa 1 an après la création du parti léegi nag ñu gis na itam ci wàllu syndicalisme yàgg nga xeex dem nga ba mu yàgg nga fippu créer beneen boo xam ne bi ADS la maa ngi koy fàttaliku sax bu baax a baax ngir rek taxawal jàngalekat yi wala lu jëm ci wàllu fànn boobule alors tey jamonoy dox gannaaw ba ñu la nuyoo ba pare Niokhobaye Diouf ak ni nga meloon ak PDS ñëpp xam la ci nga nekk libéral de sang yàgg défendre sax PDS ci plateau yi ñu koy gis ngay défendre Ablaye Wade tey jamono dox te yàgg Madické Niang yëpp yéen a bokkoon même combat ci loolu tey ngeen jékki-jékki rocceeku lu ngeen di wax sénégalais yi. jërëjëf Maodo maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi. di nuyu sa auditeur et auditrice. oui mais dama bëggoon nga may ma. ma jaale. la famille de la presse. oui absolument. jaale sénégalais yi yëpp. merci jaale la umma islamique. merci beaucoup. ndax xam nga kilifa googu fi bàyyeeku. lii ngeen di def nii. béy na ci waaram. c'est clair. yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin solo njaboot gi. amiin amiin. njaboot gi yàlla na ci yàlla teg loxo boppam. amiin. muccal leen. ci seytaane. musal leen ci seytaane. amiin amiin amiin. ndax Sidi. dama déglu Moustapha Diop. seen collègue. dafa nekk mu ne c'est un homme multidimensionnel. mais man li ma ci xam rek. wax dëgg si yàlla. mooy loolu. waaw ku yaatu la. ku yaatu la. te gis nga moom dañu doon wax naa la voix des sans voix. waaw. bari na tey. ci Sénégal. acteurs politiques. acteurs sociaux. acteurs dans tous les secteurs. tey bu ñu leen xamee ginnaaw yàlla ak yonent bi. Sidi moo tax ñu xam leen. ak ñi demee ni yéen ñi nga xamante ne aussi. xam ngeen ne aussi sud. c'est une longue histoire. absolument waaw c'est clair. c'est une longue histoire. kon nag alhamdulilah yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin ci dër yaa rasulillah. tabarakallah. leneen li nga laajte. mooy maanaam situation bi ni mu demee ci PDS actuellement. xam nga boo ko seetloo ñun muy maître Madické. ak ñi mel ni man. de seen xalaata daje. mais Madické demul seeti kenn ne ko kaay nangam nangam sunu xalaat moo daje. ah bon. waaw parce que man li ma def tey. ñoom ña fa nekk xam nañu ko parce que wax naa ko le 27 juin 2018. comité directeur l'a amendé l'ordre du jour. bi ñu may fexee ba ñu dugal ci mbiru Karim Wade suma frère Karim Wade man leen xam nga ñetti mbir dafa am bu njëkk bi moo nun noo choisiroon Karim Wade comme candidat mu bokk ci woteel ko am ci sax lu ñu def loo xamante ne lii Babacar Gaye xam na man xam naa beneen ba ca def Ablaye Wade mooy sunu kilifa ñetteel ba nag gis nañu ne Macky Sall taxaw na ne Karim Wade du bokk nu posé wu des questions bu fekkee dañoo topp Macky Sall ci ni muy doxalee xañ ko ak yelleefam moom Karim Wade bu nu demee ba 2019 mais kon nan nu nuy def kon candidat du am man maa ko wax le 27 juin 2018 ñu génn ko ci presse bi. oui mën naa laa woon sama saak ay documents. mais pourtant Babacar Gaye moom bi ngi maintenir fii la toog comme fi nga toog nii ne ba léegi candidat bi mooy Karim mais c'est. waaw mais xam nga dama leen di comprendre mais Maodo man dama ne au départ. mag du nax boppam. ku gis ni Macky Sall di doxale depuis 2012 surtout à partir ba ñu ko emprisonné moom Karim Wade nga xam ne du dellu ginnaaw fii ak élection yi bu nu ko toppee 2019 mais PDS doo présenter candidat parce que empêché na xool acte bi mu mujj posé.
xam nga dafa daal di dem modifier la loi électorale. kan Macky Sall. Macky Sall moo ko modifier nu mu ko modifier wax ne léegi ku nekkul ci fichier électoral bi doo mën a nekk candidat daal di dem modifier nag fichier ba Karim Wade ma nga xam ne demoon na inscrire ñu di jële fa turam assemblée nationale am votel ko loi boobu kon xam nga bu fekkee loi bi pour ñëpp la même si c'est de façon sélective la ko appliqué ci Karim Wade aussi mais nun xam nañu ne du dellu ginnaaw danoo porter affaire ba plainte dañu ko porter au niveau de la cour suprême. dañu ko attaqué. dañu ko attaqué mais ba ñu demee cour suprême gis nga ba ñu les avocats de Karim Wade. ba ñu defee seen plaidoirie ba pare. procureur ba dafa wax ne ay la yéwén Karim Wade war nañu ko delloowaat ci liste yi. dégg nga de mais président bi ak ña mu àndal dañoo dal di bañ loolu la cour s'est déclarée incompétente en la matière. parce que dafa am ñaari parti yu àndul. waaw c'est-à-dire que xam nga comme président ba ak ay ñoñam ñoo ko ëpp doole foofa ca décision finale ba la cour suprême s'est déclarée incompétente par rapport à la question posée c'est-à-dire ndax war nañu ko ci delloo waruñu ko ci delloo ça veut dire que la Macky Sall décidé. Ministère intérieur doxal ko loolee moom mënuñu ca dara xamuñu ca dara donc Karim Wade ba tey du nekk ci liste bi. d'accord voilà la situation. après ngeen ne kon da ngeen di yéen da ngeen dem seen yoon bari seen yoonu bopp. dañu wax ne. dañu wax ne. nun dafa am lu nu maître Abdoulaye Wade jàngal. ayca dafa wax ne fu doole amul mbaa doole waaj a jeex xel moo fay jàllale nit. c'est clair. doole ji. Macky Sall def noo jaay doole bu méttee métti parce que moo yore armée moo yore police moo yore gendarmerie moo yore majorité parlementaire am moo yore ay juge am aussi. ah déet waay sëñ bi. déet moo leen di def loo ñuy def. moo leen def loo ñuy def léegi nag ñooñu bu fekkee jaay nañu nu jaay doole Karim Wade. nu yegg si ba fii mais du nu war a dawal xel nag. candidature Karim Wade nun dañu ko reconnaître. mais fii ak 2019. du fi xajatu fi ngay xeex pour mu dellu ginnaaw. mais justement mais nag nu ne léegi nag jot na nu Madické ne moom d'accord na pour une candidature alternative bind maître Wade lettre confidentielle. mais ça a créé un problème. mais parce que xam nga aussi gis jant bi mu ne dàng nga ne jant gisul dara nangam yooyu xam nga man demandul ànd ci loolu te wax naa la. mais lan moo tax Madické Niang deful concertation ak comité directeur bu PDS avant d'écrire. déedéet mu wax ak gars yi ne leen kat man lii laa xalaat te ñoo def lii wax ko ak relation bu mën a dox diggante moom ak Ablaye Wade. xam nga waaye jékki-jékki rek bind leetar sànni. xam nga boo seetloo démarche Madické. dafa topp yoon sàmm digganteem ak Ablaye Wade ak Karim Wade ba ca fin ba xam nga moom dafa doon yaakaar ne. Ablaye Wade comme ni nu ko xamee woon ni nu ko faraloon defee day daal di créer benn commission da koy won ne ko kii bu nu toppee Macky Sall PDS du am candidat won ko ci ay lu leer nañ xeex nañu marché nañu sitting nañu def nañu lu ne Macky Sall delluwut ginnaaw noo ngi dem nag ci cappaandaw ga mu ne nag léegi il faut que ñu waxtaan ak góor gi. yow waaye moom mu bind ko lettre confidentielle. mais la ne ca lettre ba maître Wade moo ko wax nit ñi nun danoo foogoon ne man de dama foogoon ne bu ko maître Madické bindee une lettre confidentielle dafa war a créer une commission ne commission boobu nañu xool lii maître Madické di wax naka la ñu koy doxalee mais moom de gis nga tontu la. waaw après coow na fii ban xuloo fi jubawaat fi xuloowaat fi. waaye léegi lu tax ñu dàq man Madické dañu ko dàq ca postam ba wala da koo joxe wala Mbacke ba fa nekk ah déet amoon na loolu problème bee ko waral di. xam nga Madické boo ko xamee. gis nga mbir yu bare ngi xew. doo dégg Madické di xëccoo. Madické il était prêt pour jël président groupe baak poste député yëpp delloowaat ko. ah bon Ablaye Wade moo wax ne déedéet maanaam bu mu delloo poste député bi mais groupe bi nal na ko delloo. Madické était prêt. Madické ñaar yëpp la ko bëggoon a joxaat. ñaar yëpp la bëggoon a jox. démissionné ci député bi jox ko. delloo ko yëfam ne ko comme yaa moom te yow yaa ma joxoon dama la koy delloo du ma ci xëccoo du ma ci xuloo du ma ci xeex mais xam nga
la fa tax maître Wade dellu si waat ne bu leen ko saaga bu leen ko xas te na ngeen ko bàyyi poste député parce que digganteem ak yow xam nga diggante maître Wade ak maître Madické am na mbir. dafa yàgg. waaw dafa yàgg parce que li indi lii yëpp peut-être dinañ ci dugg ak ay waxtaan bi fii Karim Wade di jóge di dem. di dem Qatar. kan moo xam lan moo xew. il paraît que Madické xam na ci dara ah. déedéet ñett la dama lay wax ñett la ñett ñoo xam. ñoom la ñuy dégg ñett ñan la. ñett ñi. ka ñu tëjoon. Karim Wade. oui. ka nga xam ne moo indi dogal bi. waaw muy Macky Sall. Macky waaw. ak ki nga xam ne moo nekkoon intermédiaire bi. waaw entre ñoom ñaar muy maître Madické. Madické ñaa. ñett ñi. ñoom rek a xam yi fi. ñoo xam la xew. la ñu bind ca kayit ya ñoom ñoo ko xam. parce que mën naa laa wax sax ne. gis nga même le président de la République. l'ancien président. maître Abdoulaye Wade. oui. mais ba muy xamee ne Karim Wade dem na mu nga Qatar bet set na. ah bon. non dama lay wax. après la ko papaam yëg. après la ko papaam yëg te lii ma lay wax. bari na ci ñoom ñu ko xam. pour vous dire donc dossier ba. c'est-à-dire que Abdoulaye Wade n'était pas au courant que bi ñu jamono bi nga xam ne ñu ngi bàyyi. doom ji mu heure bi ñu ko bàyyee. pas possible. dama lay wax heure bi ñu ko bàyyee. xamoon na daal ne ay waxtaan a ngi am. Madické jël son courage à deux mains. parce que nag xamal ne c'est le principal avocat bu ma ko mënee tudde noonu de Karim Wade. c'est lui qui coordonnait le pool des avocats aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. kon xam nga kookee lu mu cay def itam dina ci waxtaan ak client muy Karim Wade mais dina informer aussi papaam parce que kilifaam la moom noonu la koy considérer toujours il faut que ma di ko yëgal mu di ma wax xalaatam may sat xalaatam boobu nan laa koy jëfee kon nag boobu loolu am na ba nu yegg si ba fii mais Madické il a pris son courage à deux mains ne nag wax dëgg si yàlla lii du bu nu demee 2019 amuñu candidat parti bi day tas mu dem yëgal ko kilifaam Touba Mbacké xalif bu mag bi. yëgal ko ne ko sëñ Mountakha ne ko damay dem seeti maître Abdoulaye Wade wax ko la ko tax a jóg. mu dem waxtaan ak Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade d'accordul ci xam ngeen la ca xew après mu dellu siwaat dafa ñëw rek jubal Touba ne c'est un devoir. pour man ma dem waxaat sëñ bi li nga xamante ne lii moom laa jëli ca kilifa ga nekk Qatar muy maître Abdoulaye Wade wax ko lu ko sëñ bi tegal bu fekkente ne ba bëgg njabootu Abdoulaye Wade nekk benn nga réewoo si waat nu mu tuddati yëkkati raaya Abdoulaye Wade comme nañu defoon Mandela Afrique du Sud fexe ba Karim Wade dellu si waat kenn du ko topp dara bu dee lii moo la tax ju ginnaaw développement du Sénégal dinaa la jàppale dinaa la ñaanal maa ko wax. loolu ko xalifa bi wax. waaw dinaa la ñaanal dinaa la jàppale. kon nag bi mu dellu si waatee gis yëf yi ni mu demee c'est lui le sauveur du PDS maître Madické à l'heure. ah bon ak la fa nekk lépp. waaye de dama la. xam waaye yow tamit yow Diouf ñoo xabaay sant nga Diouf loolu waaye yow PDS la fa nekk ay kàngaamu Madické kay neel benn bant bu dem la rek mais gars yi. allah akbar ñàkk xam la warul bari na gis nga fi mu ne nii ñun. dafa am yoo xamante ne de su ci yegg léegi xam nga yëf yi soreetul. soreetul naturel xam nga dépôt bi c'est du 11 au 26 ñu xam ni ñu validé ak ñu validé wul. ci cour constitutionnelle. au niveau du conseil constitutionnel. conseil constitutionnel fa laa jóge nii. doon di yóbbu suñu désignation nom de notification nom de le nom de la coalition ak parti yi ci bokk. démb à 11h dem naa caisse de dépôt. déposé naa la caution de Madické ba pare. ok pare ngeen kon yooyu nun te parrainage bi aussi peut-être dinañ ci ñëw léegi alhamdulilah rabil alamina en un temps record mëtala nañu au point de vue nombre bi ak répartition. fu ngeen jëlee nit ñi. fu nu jëlee nit ñi Madické dafa neex a àndal. yow gisoo waaw yow Madické dafa neex a àndal Abdoulaye Wade neexul a àndal. déedéet non Abdoulaye Wade neex naa àndal. ah waaw kon kay d'accord naa ci loolu mais Madické da ngay xool fi nu jaar ak moom fépp. mu ne première chose il faut mu wër que toutes les familles maraboutiques dem ci église bi mais fu mu dem dañu koy fàttali jëf ju rafet jamu fa doon def avant Abdoulaye Wade di nekk président de la République nga xam ne dafa amoon lu mu séqoon ak toutes les familles maraboutiques au Sénégal toutes les familles religieuses que ce soit les musulmans comme les chrétiens kon kooku fu mu dem itam dañu koy yàkkamti mais
xam nga man maa yore parrainage bi. mais damay gis loo xamante ni sëñ Maodo daf may tiital ñoo xamante dañoo dégg rek ne Madické candidat la mu ngi wuti parrainage mais ñu mobiliser wu ñoom de façon spontanée ñëw ci moom di ma téléphoner ñëw leen jox leen nu fiche de nangam mais en un temps record yàlla minutim xam na ne nun sax dafa dépassé sunu parce que noo mujj a jóg. waaw yéex ngeen a jóg waaw. yéex ngeen a jóg ma fàttali mbokk yi ñuy déglu fii ci Sud FM 98.5 fii ci biir Ndakaaru ñu xabaay Diouf léegi nag loolu danaa ci dikkaat léegi ak parrainage beeg dépôt yi ndax fi mu toll nii daanaka feeg tey ji jàpp le 11 jëm le 16 ans. c'est du 11 au 26 au 26 ci décembre bi la yëpp di jeex. waaw fukki fan ak benn ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer décembre waaye léegi bu leen Macky Sall gagné nag. bu nu Macky Sall gagné. na ko jaarale ci yoon. ah yéen déjà yéen a ngi attaqué fichier bi. attaqué ngeen carte d'identité yi attaqué ngeen. gis nga fii mu ne nii moo tax ma bëgg kilifa yi nga xamante am nañu baat ci réew mi wax nag ñu ngi doon wax daal mais wax nag jot na ndax Macky Sall ni muy doxale ci guute la jëmale réew mi. waaye bàyyi li ngay wax waaye yow tamit. non dama lay wax rek. guute gan en tant que chef d'état am mënam teg am programme am teg di xëccoo réew mi. mais nag dañu ko ne. waaw. gis nga même parrainage bi teguwul ci yoon yow dañu téye sa carte am nañ y a au moins 2 millions de Sénégalais yu amoon droit voter législative yi passé voté wuñu ju génne guñu carte yi ba mu jeex toujours ñu ngi réclamer seeni carte mënu ko génne te def ci nee na def na ci 52 milliards la defare carte yooyu ñooñu tey kan la ñuy parrainer parce que mënoo parrainer ak permis de conduire mënoo parrainer ak passeport diplomatique ak passeport yi nangam sa pièce d'identité version biométrique CEDEAO rek moom nga mën a parrainer ñooñu nag ñu xañ leen ko est-ce que loolu jaadu na xam nga loolu jekkut rafetul moo tax ma ne. yow da ngaa yaakaar lu tax nga tudd kilifa di da nga yaakaar ne après mën na am ay goutte ay coow xërëb rëb. boo gisee mbir yi ni muy demee nii ñun dey ak sunu candidat Madické jàmm rek la ñu bëgg. nun ak waa front de résistance nationale jàmm rek la ñu bëgg. FNR. non ñaari front. bon d'accord parce que mais ñaari yëpp itam boo seetloo li ñuy bëgg benn la le FRN dafa jëkk a juddu. ok le front pour la défense de la République dafa jëkk a juddu. parce que boobu mu ngi juddu 2012. 2013. après la ñu door ñëw ci Manko après ñëw ci le front le front démocratique. et cetera. bon mais bëgg-bëgg bi benn la Macky Sall na fexe jaarale élection yi ci yoon bu fekkee bëgg na jàmm kilifay diine yi war nañ jógati def nañu daan def. yéen même bu ko jaaralee ci yoon seen xel yi li ci nekk mooy Macky Sall war a jàll premier tour. mais loolu ngeen gëm yéen non yéen opposition bépp loolu lañ gëm. moo xam nga. li jaaxle na nun dafa am xam nga nag mbir mi du tey rek lii dañu cee yàgg dox ak a wax Macky Sall moo la gën a xamal ne moo la gën a xam ne bu xawee jaar tuuti yoon second tour la jëm man sax damay xalaat la xew Madagascar dal ko. déet waay. waaw c'est-à-dire le président sortant. xam naa ko du bokk sax ci ñaar ñi qualifié deux. waaw parce que moom lañ koy dama koy fële la jëm ci troisième bëkkee la. moom mii bu yëf yi jaaree yoon du dem sax deuxième tour. yow xanaa gisoo investiture bi la fa ne ci nit. mooy yow. la ilaha illa yéen tiitu leen. mais Maodo dama la ne lii du lu bees ci nun bu fekkoon ne wanew nit rek moo tax ngay gagné kenn du gagné Ablaye Wade xoolal sunu VDN ba plus de 2 millions de personnes ñu taxaw ku ne xaacu di wax mais entre la ñuy wax mobiliser jënd xool déggoo nit ñi li ñuy wax dañu maa jox paas man kat 5000 la ñu ma jox man tel responsable moo nu indi moo nu fanaanal bërëb moo nu jox nangam ça veut dire que nit ñi ñëwuñu de façon spontanée ñoom. yow da ngaa jàpp ne Macky Sall bi muy def ñu koy sampaat ci làmb ji dañoo neexal gars yi ay njaga njaay kenn ku nekk duy nit ñi rek indi waaye kenn àndu ci ak ñoom. wax la ci benn bu jiitu boobu. boobu ban la. bi ñu inauguré le stade le kii de lutte de Pikine. arena bi loola. non stade bi. waaw arène nationale bi. waaw ci Pikine waaw. ci Pikine bi ñu koy. ci technopole bi. ci technopole bi. waaw bi ñu koy inauguré. xam nga dem nañu boo wax ne yéen seen nattangoo yi. ñun confrères yooyu ñoo constaté ne
mais ana nit ñi xam nga ñoom nañu def ci ñama ca xam ñu bare dañoo taxawal kaar yi commencé joxe 3000 ñëpp dugg 3000 5000 10 000 3000 5000 10 000 ba mu ñu paree dem ñu wàcce leen stade ñu walbatikuwaat dem ñibbi seen kër lekk seen xaalis. kon gars yi gis nga doy na war non déet mais xam nga nit ñi aussi dafa am loo xamante ne lii moo tax ma ne kuñ ci jox xaalis ci man ni ma ko gisee nii baaxul sax di ko wax mais comme ñoom loolu la ñu fi nekkee loolu leen fiy jële danañu joxe xaalis ñàkk seen xaalis te du tee nit ñi ba bés baa ñu xam la ñu war a def voter pour l'opposition mais j'appelle à voter pour Maître Madické Niang. d'accord pour Maître Madické Niang yéen seen mouvement bi nga tudd Madické 2019. oui mais Madické 2019 lu muy firi. Madické 2019. maanaam Madické dana bokk ci lamb ji 2019. mooy ñi ngi am yaakaar. mais loolu du turu parti nag. déedéet du parti. mais mouvement quoi yéen. non du parti coalition la. oui c'est la coalition Madické 2019. Madické waaw coalition moo ko tudd. ah coalition bi moo tudd noonu. waaw moo d'accord tudd noonu très bien moo tudd noonu. oui. maa ngi tey dama la ne conseil constitutionnel laa jóge doon yóbbu le nom de la coalition et la composition de la coalition c'est-à-dire parti yi nga xamante yëpp ñoo ñëw fekk si Maître Madické pour jàppale ko pour mu jël réew mi. d'accord ci loxoy nu mu tuddati Macky Sall. yow ñoo ko bàyyi Diouf yow yàgg nga daw ci wàllu syndicalisme xeexkat nga défendre nga lu bari noo gisee léegi ban lecture nga am ci syndicat yi en ce moment là ànd gësëm gaa yor na xaalis jàngalekat yi dañuy dugg ko génn mais affaire bi doy na waar santé bi wax dëgg yàlla doy na waar abri provisoire yi yow jàngalekat nga alors noo gisee ak état bi ñoom seen ay milliards lañ wax ne moo nekk ci caisse bi centaine de mille tel banque mondiale gis nga ñoom bi ñu xoolaatee mbir yi ne ñu amuñu 7% 6 la ñu am beneen bi ci tegu loolu moom ñoom dañu corriger dama la koy wax beneen bi ci tegu it nee nañ 115 milliards yoo xam ni daanaka cap la boo xam ne ñàkk nañ ko ci suñu économie beneen bi ci tegu tam mooy bor yi état bi yore privé yi université yi en tant que syndicaliste même bu lu woon sax homme politique. waaw ku yàgg a kaas loolu te gars yi li ñuy signé nee nañ respecté wuñ ko ban jàngat nga ci am. xam nga boo xoolee secteur yëpp. ñëpp ñoo am lu leen naqare. barke démb dama daje ak ay responsable sa xalaat laa la ciy laaj. waaw dama lay wax rek. oui waa justice. SYTJUST ñu dekk en mouvement dégg nga seen plan d'action. lan moo tax ñu def loolu. parce que respecté wuñu la ñu waxoon ak ñoom. la ñu siiwoon ak ñoom. nga dem santé 15e plan la santé. 16e plan d'action. à l'heure actuelle. 16e plan. nit ki dawal lu toll ci 15. mënoo ko woo wax ak moom. te lépp ñàkk a respecté lu mu diggante ak ñoom la. université dégg nga nos amis du supérieur. nos camarades du supérieur. nekk en mouvement. lu ko waral parce que am na lu ñu diggante woon defuñu ko. secteur boo dem noonu la demee. nga bëgg a boole loolu nag di wax naa man yor naa tant de milliards à la banque centrale xam nga loolu waxi caaxaan la. dama la wax ne Maodo gis nga gouvernement bii c'est le gouvernement de la parlotte wax rek la ñu fi nekkee. chiffre bu ñu la jox rek boo ko xoolee xoolaat ko xam nga ne dëppawul ak li am mënuloo di am naa 7%, 7.2 sax la ñu waxoon. 7.2 mais banque mondiale FMI dindiwaat na ko nee na 6 virgule. mais bon loolu xam nga mais teewul quand même économie baa ngi dox quand même réew maa ngi dox. kaay ma wax la daaw. 2000 le budget de 2018. oui dañu dem assemblée nationale présenter ko. sunu frère bii Maître Madické. bi ñu defee débat yi ba moom moo bind. ministre bi Amadou Ba ne ko il faut retirer le projet là parce que budget bii ngeen nu présenter le budget n'est pas équilibré le budget n'est pas sincère c'est-à-dire que teguloon ko ci ay normes yoo xamante ni dina tax ëllëg lépp lu nu diggaale woon ak askan wi ñu mën ko def exemple typique xoolal les étudiants que nous avons envoyés dans les universités yi ñu yóbbu ci université privée yi pour une question de 15 milliards ñu dàq leen loolu mun di nga yor xaalis nekk nit bëgg sam réew di seetaan loolu da ngay xoolal les étudiants au niveau de Thiès 1 milliard ba lañ yoral les repreneurs restaurants yi léegi dañu fermer xale yaa ngi dem di yelwaan pratiquement
loolu di nga yore xaalis bëgg sam réew di seetaan loolu dama ne la ma dikke waxoon moo yegg si budget bi ay caaxaan la da nga ne caaxaan li ngeen def lépp xam ngeen ne tegu leen ko ci loo xam ne scientifiquement démontré moo tax mu bindal leen kayit won leen ne lii musiba lay jëru indi conséquences yooyu nag parce que bëgguñu ko woon a déglu moo indi loolu ti boo seetloo ne tous les chantiers yoo xam budget bi moo ko waroon finance yëpp dañu arrêté mbaa ñuy soox chantier bu fi dox rek xamal ne moom moo def ay mbir ak keneen moo koy doxal. léegi Turquie yeeg. waaw d'accord naa mais quand même Macky Sall man ngeen ko reconnaître ne bi mu faloo ba léegi bon stabilité njëg yi yokku gi xëy na demut noonu donte sax am na lu ñuy ruumandaat ak yu demee noonu beneen bi am na ci ay domp na ci impôts yi gën ko wàññeek yu demee noonu aussi mi ngi inauguré c'est vrai que am na ci yoo xam ne Abdoulaye Wade ko dooroon loolu il faut ñu reconnaître ko mais lan moo tax ngeen di xas Macky Sall naan waaw li mu inauguré lépp à part lan xaw ma la Abdou Diouf mais mu defal Abdou tudde ko Abdou Diouf. à part loolu def fi dara. defu fi leneen xoolal tey. mais pourquoi ngeen wax loolu. dama lay wax nu mu tudd kii de civilisation. waaw ok musée bi. oui. xam nga. mais Abdoulaye Wade da ko fi defoon mais kaay ma wax la. continuité de l'état amul. man la ma bëgg un homme politique d'am élégance républicaine. xam nga loolu mooy lan. mais il a reconnu. kaay ma wax la waaw mais très tardivement. ah bon. dem na théâtre national combien de fois. bëggul sax ku tudd Abdoulaye Wade ba mu demee COP 21 à Paris. ñuy wax désertification le problème n'est-ce pas du climat changement climatique buggul tudd la grande muraille verte ba benn Camerounais moo jóg ne li ngeen di wax nii yëpp en Afrique y a qu'un seul homme visionnaire c'est Maître Abdoulaye Wade mi nga xamante ne ci ay xalaatam la ñu imaginer la grande muraille verte pourquoi Macky Sall du jël loolu di ko tudd pourquoi du ko won ni li c'est musée des civilisations bi moom dafa ba ñu koy wax sax gëmu ko woon ba ko Abdoulaye Wade di teg. ak les grandes infrastructures. ay théâtre national les 7 merveilles de Dakar yooyu. Macky Sall ci boppam gëmu ko woon gis nga même passerelle bii nekk ci Malick Sy. pour Macky Sall loolu rek la ñu waroon def yem foofu. ah bon ma wax la loolu tey. parce que day wax ne amul xaalis dëkk bi nangam mu ne ko dama ne sama projet yii. fu ci ñàkk xaalis laaj ma jox leen ngeen continuer te di nga gis ne bu nu demee ba ca biir tubaab yi ñooy far daw di indi seen financement kon nga xam ne nit ki da ngay am élégant reconnaître ce que l'autre a fait dama fekk benn ndaje c'était l'OMS fii à Dakar ñu indi benn prix di décorer Ablaye Wade ndax maanaam lutte li ñu def ci problème mu sida bi Ablaye Wade ne leen déet lii nag moom dinaa ko nangu mais Abdou Diouf a ko moom parce que programme yi ñu tëral ba taux bi beese nii yem fii ça c'est le programme de Abdou Diouf kon nag je vous remercie mais lii moom moomuma ko parce que dama fekk nit defar ko ba pare dinaa dem nag delloo ko médaille bi nit ku baax kuy xalaat si bëgg sam réew xam lu jaadu ni ngay doxalee. yow pour yow da ngaa jàpp ne Macky Sall n'est pas reconnaîtrewul jëf yi Abdoulaye Wade posé non mais attends quand même mais waaye continuité de l'état am na mi ngi def liggéeyam. ma ne Maodo. ah man de maa ngi bëgg a jaaxal. damaa bëgg. oui. muy tudd li Abdoulaye Wade def xam nga dama dégg benn ministre ci gouvernement di wax naa waaw xam nga la xew Ndar Abdoulaye Wade ko defoon nii nang madame xaw ma glisse mi la tudd xaw ma galaadi mi. ma ne nit dafay wax lu mu xam bu loola ba ñu ko ba ko Macky Sall déggee dafa war a dóor ca loxo ya ne ko yaa ngi wax loo xamul Macky Sall il est géologue de formation dafa avalisé woon tous ces projets la ñu fa def Ndar moom bu wax ba dellusiwaatee sax day këpp ci boppu Macky Sall parce que c'était le chef du gouvernement en ce moment-là nit day wax lu mu xam damaa bëgg yu demee noonu Macky Sall fii la toog ak waa ji bay bañ a tudd l'ancien président de la Gambie. Yaya Jammeh oui. mu yekk lu musiba Ablaye Wade moom muy nekk di ree ma ne loolu jekkut rafetul nit ki da nga koy xam benn yoon am na loo xamante au nom de la République au nom de la continuité man duma toog en tant que président de la République ngay xas mon prédécesseur kooku jekkul rafetul loolu moo tax ma ne
amul élégance républicaine respecté wul Ablaye Wade bëgg koo woñal ay jaar-jaaram yu rafet moom fa mu gën a méttee rek fa lay placer Ablaye Wade ak njabootam. d'accord mais Niokhobaye Diouf xam nga comme ni waa PDS di waxee ne. léegi des oui na vas-y oui. ci affaire la crise sociale. waaw crise ba waaw foofu laa jëmoon. xam nga foofu. oui ci bor yi ak yooyu oui. dama dégg. L'Assemblée nationale yenn député yi. di proposer ay loi maanaam pour ñu xañ jàngalekat yi ak liggéeykat yi ñu bañ a tee mën a dem grève fexe ba dootuñu dem xam nga loolu Maodo. loolu moom mooy lan. kooku c'est violer même la constitution ndax bu fekkente ne bii li indi grève bi gouvernement bi moo ko def parce que mooy signé te du respecter li mu signé nun ban arme la ñu am pour jàkkaarloog moom dinañu yëglu dinañu alerter mais du tax lanu nga xam ne moo nu tax a jóg mu awale fa day signé rek fàtte la léegi nag nun naka la ñuy def xale yi man bu ma gisee nuy def ay mouvement de grève j'ai mal au cœur mais nag nañu xam ne député yi dañu war a dem xool loolu la ko waral te man foogoon naa ne bu ñu defee proposition de loi ca leneen la ñu koy jëmale mais du caa gën ñuy wax naa depuis enseignants yi war nañu wàññi seen ak seen yelleef ñu ngi wax loo xamante ne lii depuis 1800 mu ngi woon fii ci biir Sénégal. d'accord mais damaa dégg léegi parce que loolu xëy na ñu yore kàddu askan wi te parce que dañ ci dikkaat am na ay tomb yoo xam ne gouvernement bi ñu ngi koy def donte yéen lu ñu wax rek ngeen xëpp ci suuf problème bi mooy ni waa PDS di waxee ne Karim mooy seen candidat waa Khalifa Sall itam loolu la ñuy waxee moom lan nga xamee d'ailleurs jàpp Khalifa Sall est-ce que am nga ci jàngat. ci wàllu kan parce que ay fan a ci des ay weer a ci des te waa taxawu Dakar nee na ñoom dañuy. moom kay ne lay fan. parce que le 11. oui la ñu war a déposer. waaw les dossiers. kenn ku ne mu ngay fexe nu mu déposer dossier. oui wax naa leen nun coalition Madické 2019 pare nañu alhamdulilah rabbil alamin. ok léegi nag xam nga Macky Sall. dafa bëgg lu yomb. déet waay. non dafa bëgg lu yomb xam nga lan la bëgg. nee na xañ na Karim Wade ak yelleefam. du bokk waaw. song na. Khalifa Sall. fexe nu mu bokk mu ne dafa yaakaar ne bu fexee ba ñaar ñooñu bañ a bokk rek moom la mu bugg deuxième mandat am dina ko am mu ngi juum na bu metti dañu wax ne xam nga dama la wax léegi ne Ablaye Wade moo nu jàngal ne booy dugg ci mbir situation bu mu mën demee bu fekkee dañuy xalaat ne sa doole ngi jeex da ngay am meneen xel nga teg ko fa beneen xalaat nga teg ko fa xam nga moom li ma la mën a expliquer mooy gis nga 2012 ba nu desee ay 2 mois 3 mois comme nii kenn xalaatut woon ne Macky Sall mooy nekk président de la République. oui. kenn xalaatu ko woon. oui. kon nag mbiri yàlla. yow mën nga def say calcul. mais yàlla moom fekk na sotti na ba pare. loolu Macky Sall xam na ko. kon nag lii muy def di xañ nit ñi moom Macky Sall à la limite même nga baal ma ci kàddu gi mais dama naa gëmut yàlla. ëpp na non gëm na yàlla waaye. gëmut yàlla parce que bu gëmut yàlla lii nga xamante ne ni mu jot ci nguur gi. du jëlaat nguur googu di ko xeexe nit ñi. waa kan yéen yan moyen matériel ngeen am. preuve ne Macky Sall day jël nguur gi di ko xeexe gars yi. mais li mu def xoolal nun bul fàtte ne tenir nañu benn comité directeur devant le palais. oui. xam nga boobu lu xew. jàpp na maanaam ñi mu mën a jàpp ci ñun ñëpp 25 personnes. en prison d'ailleurs sur ce plan-là j'ai dit quelque part en Afrique que aujourd'hui Macky Sall est le champion des emprisonnements d'hommes politiques. ah bon. en l'espace de 4 ans li mu def 5 ans 7 ans li mu fi def amul benn chef d'État en Afrique de l'Ouest bu def lu mel noonu ku wax nga tëj topp nag benn famille xam nga boo au départ PDS rek la singli woon. mais ba mu dem ba ca biir itam yëfe di kii mu daal di ne j'ai l'opportunité également d'emprisonner Khalifa Sall même bu fekkente ne keesam googu mu ñu koy jéeñ ma ne ay kilifa toog na fii nee nañu moom moomu am na lu mu ci laal moom Macky Sall ñu bari wax nañu ko ak ñeneen kon dama la ne moom ak yeleef doomu aadama lay fooye te loolu amul men réew mu jig fi ñu jëm waaw ci élection yi bu ñu deful attention élection yii oui mën na jur
ay mbir yoo xamante. waaw lu muy jur mais léegi bu ñu wootee ba 18h rajo yi joxe kii ñu gagné leen parce que waxuma sax ñu yéen a mu leen ko dama wax sama xalaat rek léegi par exemple parce que Macky Sall tamit homme politique dafa yàgg def politique mooy chef de l'État il a les moyens Macky Sall bu ko neex mi ngi te day def campagne Macky day fu mu topp ndiraan mi topp ko am na doole ay ministre ma ngi ci àll bi de li liggéey parrainage bi gis ngeen ñim dem gaa yaa ngi dem ay ñoom Mimi Touré gaa yi ñoom Cheikh Kanté fu ne ñu ngi fa dugg di xëpp di indi mais waaw baax na non damay bañ ñu bett leen gañe leen nga nekk fii di wax waaw baax na gis nga ñun xanaa ñiy door a jóg ñiy door a dugg ci politique ngay wax loolu Macky Sall dana koo xam de A à Z bon mais amul dara loo xamante ne lii la muy xalaat ne xalaatuñu ko sax nun xam nañu ko gis nga fi mu ne fi mu wekk mbir mi tojee élection tojee mooy sàcc bi du càgg nag élection yi résultat bi lii la 18h ñëpp non mu nga commencé ca inscription ya fexe ba ñu waroon bind ñëpp du ñu bindu ñi bindu du ñu jot seen carte ñi jot seen carte du ñu mën a voter noonu la ko teglantee teg bo nit ñëpp seen xol dafa jeex te ana où est le résultat xam nga ne élection législative yii passé bu waxuma jaar mais bu xawoon a jaar ci yoon rek moom yóbbu nañu ko àllaaxira bu yàgg moom Macky Sall parce que xam na ne kon day daanu mu jaxase Touba Mbacké tout le département jaxase Dakar ak feneen loolu moo tax mu am li mu am moom xam na ko sax. mais est-ce que malgré tout bu fekkoonte ne bii aussi nun au niveau de l'opposition la ñu démarré woon continuer woon nañu ko finaliser ko kon ba tey c'est un gouvernement de bu fekkee respecté nañu loi yi ce serait la cohabitation c'est-à-dire moom président mais majorité bi c'est l'opposition. malheureusement waaw mbokk yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ci fii suñu émission bi nga xam moom la ñu duppee jano bi ak ñoo xabaay Diouf wax naa ne kenn ku nekk xam naa ne mook Madické Niang léegi ñoo ànd daanaka sax yaay coordonnateur bu Madické 2019 léppam daanaka fi mu toll yaa ko yor yaa yóbboon caution yi muy xam naa ne moom homme de confiance la def c'est normal ndax seq ngeen ko nekk nga fi Sud-Est créé nga fi ADES mu di beneen syndicat PDS moom 1975 nga fa dugg Serigne Diop moo la dugal PDS. Serigne Diop. waaw dañu nekkoon ci benn association. professeur Serigne Diop. professeur agrégé. waaw en droit. dañu bokk lycée Malick Sy. de Thiès. moom mu dem en droit bi nu nekkee troisième moom mu continue lycée foofu la defee baccalauréat man ma def le concours d'entrée à l'école normale. à l'école normale William Ponty. réussir dem école normale. école normale William Ponty. bi ma demee foofu la amee baccalauréat. nu dellusiwaat daje université moom il était en droit. man ma nekk fac de sciences et techniques. muy def droit man may def sciences naturelles comme on l'appelait autrefois. SVT sciences de la vie et de la terre. benn bés la ñëw sama néeg yendu si ne ma dafa am benn kilifa bu mu gis mu créé parti am na xam-xam wax ma daal yu bari ne ma nag damaa bëgg. ñu jóg ma dem nga xamale la ak moom ma ne ko sëriñ kooku kan la mu daal di ma wax turu Ablaye Wade maître Ablaye Wade sax la ma wax xam nga école normale da nga daan génn rek dugg biir point ci noonu laa solo ma ne ko kookoy dinaa ko gis bëgg naa ko gis ñu daal di dugg dem point mu présenté ma maître Ablaye c'était le 10 octobre 1975 moomu donc mën naa la mes premiers pas c'est lui qui l'a guidé ma amoon nag aussi lu ma ko waxoon ma ne ko yow tu es en droit tu peux faire le tour du Sénégal sam njàng metti na certes mais nun danoo bari ay affaires yu ñuy def da ngay def fee cours def TD def TP def nangam donc man tournée yooyu laa mënul ànd ba ni may génn école normale supérieure nekk professeur mënuma woon defi tournée parce que su may matières yi ma doon jàng daaw ma ko permettre kon kooku joué na ci rôle bu bari bu am solo que ñuy wax Badara Diop aussi ak maire dem bu Pikine ak le doyen ndem ci yàlla si Abou Touré joué nañ parce que man dama dëkkoon Pikine ñoom ñu gis ma fu ñu organiser ci Pikine dama ñëw toog bu ñu nee ay cours de formation ma bokk ci participer ñu daal di def délégation ñëw ne Ablaye Wade dañoo bëgg nag kii militer définitivement à Pikine yàlla mi dara teew nu fekk fa le doyen Boubacar Sall yàlla na ko yàlla xaraajana. Boubacar Sall ne leen déet kii nu ngi ko fekk étudiant bi Rue Thionk en son temps mu ne leen déet kii sama jarbaat la Touba Toul la dëkk
dama bëgg mu dellu Touba Toul loola moo tax depuis cette date je suis le président de la section PDS de Touba Toul depuis cette date parce que. li mu doon wax yéen ngi ci PDS ba léegi. mais lan moo ñu génne PDS. ah waa PDS nga toog fii ngeen dem seen yoon. waay ñoo xam nga bu ma déggee ñuy wax. mais yéen li ngeen def ak li Aïda Mbodj def ak li Modou Diagne Fada def lan mooy différence bi. ma ne Aïda Mbodj. ak Modou Diagne Fada. est-ce que mos nga dégg ñu wax ci moom ay mbir ba mu defee loolu mooy def ba pare. non dafa ber Samuel Sarr est-ce que dégg nga ñu wax ci moom dara pourquoi tey ñu bëgg a cibler Maître Madické. lan moo tax. parce que simplement waaw parce que xëy na. parce que xamatuñu fu am na ci ñooñ xamatuñu fu ñu teg seen tànk man nag duma leen wax dara dama leen wax ne dañu nekk ci. dàqaguñ leen PDS dàqaguñ leen. non xam nga dàq. dégg naa prononcé nañu ko. oui wax nañu ko nii ci kaw mais où est l'acte. ah mais mooy dàq nañ. déedéet Farba Senghor noonu lañ ko dàqe woon. déedéet. Farba dàq nañ ko ay weer yu bari. doo ko Maître Madické dafa wax ne. nañu ko won acte bi ñu ko dàqee jaarale ko bu fekkee jaar na ci procédure normale man je suis membre de la commission de discipline du PDS dañu wax ne loolu bu fekkee da nga yaakaar ne kii fauté na c'est le secrétaire général national mooy wax ne commission de discipline nañu dem déglul ma diw laajal ma ko lii ak lii lu tax lii. mais bu ñu ko laajee ba pare commission de discipline day def rapport joxaat ko Maître Abdoulaye Wade mooy xam nag ndax secrétariat national moo koy traité ou bien bureau politique yooyu amu ci benn moo tax ñuy wax dama leen di renvoyer à l'article 26 des statuts du parti le comité directeur boobu doon wax keroog amuñu prérogative jël waxuma sax exclusion mais avertissement sax amuñu droit jël ko ça c'est la prérogative du secrétariat national et du bureau politique. kon yéen da ngeen a considérer seen bopp ba léegi da ngeen a ngi ci parti bi. mais nun nooy parti bi. waay nooy parti bi. looy parti pare dem seen yoon. bu ngeen dee yaay parti bi ku ngeen àndal yéen a dem seen yoon. demuñu sunu yoon nun noo ngi ci biir parti bi dama leen man Ablaye Wade moom laa gëm ne mooy sunu kilifa gëm naa ne Karim Wade la ñu choisiroon démocratiquement. àndatoo ci kët loolu bu fi tudd Karim kët àndatoo ci. moom ma terminé mais gis naa ne Macky Sall xañ na ko ak yelleefam ba du bokk ci élection yi. léegi lan nga bëgg nu def nu toog croiser les bras bàyyi parti bi mu niil du ma ko def dinaa jóg ak ñi ma ca mën a àndal. wax naa ko le 27 juin. Madické yi yëngatu na ma dem wax ak moom mu woote ginnaaw ba mu tàggoo kilifaam Touba mu ne dinaa la jàppale dinaa la ñaanal lu ci desati soo boo ci des woo nag sunu frères yeeg sunu sœurs yi gën a élargir militants yi danoo gis bo ñoo xamante depuis bu kenn xamul amatuñu activité politique. mais avec Madické mii. ci la ñu jógewaat ne comme Madické la nag moom jaral nañ ñu sol sunu. ngeen sol seen dàll. waa léegi ñi des ca parti ba ak Ablaye Wade ak quelques libéraux yoo fa des bon ay responsable ay ñoom Omar Sarr ay ñoom Babacar Gueye ñooñu loo leen di tudde ñooñu waaw dañoo ne ci lëndëm. waaw lëndëm dama lay expliquer rek dama lay wax. da nga yaakaar yàlla dàq politique. xam nga ñooñu bu leen bul boole ñoom ñëpp ci benn saak bokkuñu ni ñu gisee mbir mi te ci kanam tuuti. ah bon dana gën a waaw dana gën a leer am na ca ñaar ak ñett ñoo xamante ne ñii dañoo gëm ne jant amul mais am na ñoo xamante ne ay njàccaar lañu xam nañu fa ñu awale bul yaakaar ne man du damay toog di wax ak ñoom. Madické day toog di wax ak ñoom ñi ci ëpp di ma. est-ce que loolu noonu li scission yooyu am ngeen xar fii ñi jaar nii est-ce que loolu yéen dimbaliwu leen Macky Sall. xam nga. képp ku bañ candidature Maître Madické lii muy def nii. oui ku ci bañ te ne yow libéral nga. yow yaa ngi liggéeyal de façon consciente ou inconsciente Macky Sall parce que loola moo koy may rapidement deuxième mandat ku ko bañ rek di travailler. à ce que les libéraux ak militants yi ak sympathisants yi jàppale Maître Madické ku ko bañ yaa ngay liggéey de façon consciente nga xam nga bañ a xam yaa ngay liggéeyal Macky Sall man loolu laa gëm. waaye mais léegi ñi fàq ñëpp dem ci Macky Sall mën naa ci lim ay tur yu bare ba am sax ñu ne woon PDS ay ñoom Modou Diagne Fada ay ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye Abdoulaye Baldé ak te xam naa boo defee Macky mi ngi pêché-waat ñeneen yore ak buum rek di xëcc waaye léegi fu ngeen jëm yéen te ngeen est-ce que moo tax man leen Macky Sall di ngeen defee ni Macky njàcc la fii laay toog leen ko wax ci rajo bi ngeen Macky njàccaar xam nga njàccaarum politique toog leen fii rek. waaw xam nga waaw baax na damay ragal rek. oui dama lay wax c'est des transhumances. dama lay wax rek. oui.
gis nga foofu mu ne. oui. gis nga ñay dem. dañu ko constater sax ku dem rek ñàkk nga si nit ña nga àndaloon ku dem laa la wax ñàkk nga ña nga àndaloon. ku fekkee Macky Sall ku fekkee Macky Sall dafa am benn jeune bul ma sa wax bëgguma woon sax tudd ko sama doom la il est prof de lettres. on siège ensemble au comité directeur. Depuis 2013 la may wax ne ma papa ma ne woy mu ne ma wuti leen beneen candidat Macky Sall mii du dellu ginnaaw ma ne ko non dañuy xeex nangam nu xeex ba yegg si barke dem mu ne lu ma la waxoon wax naa leen ne dem leen ngeen wuti beneen candidat 2013 nag moom yàlla dafa mel ni dafa leeralal boppam moom au départ rek mu ne man Maître Madické mooy sama candidat maag yaayam ñu toog di ko ree waaye yow bu doo bàyyi li ngay wax ca même période ba mu ne ñu képp ku dem ànd ak Macky Sall ren déwén naati jéeg ma ne ko mu ne di nga ànd ak moom daanu bés bu élection ñëwee gisuma fii mu ne nii Macky Sall naka la mën a def bu rëcc dina sàcc dina débaucher dina corrompre dina débaucher favoriser la transhumance mais du tax mu rëcc ci lii di ñëw parce que c'est un ouragan on n'arrête pas la mer avec ses bras nit ñi ñoo doyal ci Macky Sall parce que xoolal li xew ci sunu mbokki baykat yi fii mu ne nii seen gerte gi ñu ngi commencé attention campagne bi tàmbali gars yi nawet bi surproduction lañ am. déedéet gerte gi am na. oui mais xoolal li mu defati lan moo tax mënut a installer maintenant ay point de séco ñu jëndaat gerte gi jënd ko 210 bi mu wax mais defu ko. mu ngay di laq yóbbooti loolu fu kenn xamul béykat yi nu ñuy def sama mbokk yi nu ñuy def mais dañuy dal di gis ñoo xam dañu ko mbapat gerte gi fi mu ne nii am na marché yoo xam boo demee boo amee 140 francs ñu jaay kilo gerte xam nga loolu baaxul ñooñu dañoo mer ba fut ak leneen moo tax ma ne la gis naa ne moom amul fu mu il peut évoquer des problèmes ethniques il peut évoquer des problèmes de. bàyyi leen problème ethnique waaye yéen tamit. fan la ko waxee. moo ko def yéen a dégg Macky Sall wax fi problème ethnique. dama lay jox rek benn exemple. ban exemple. gis nga boo xoolee toutes ces nominations. dama ko génne woon document. ah bon oui toutes ces nominations à 99% aw xeetam la. loolu nag Senghor defu ko Abdou Diouf defu ko Ablaye Wade defu ko ba ma ko jëkkee wax. dañu ma ne déet yow itam bul wax loolu man leen da ngeen xamul xool leen nomination yi muy ca ambassadeur yi muy ca gouvernement ba muy ca conseiller ñëpp à 90% mooy sama jaam yooyu xam nga loolu def turam réew ñun dañu foogoon ne ba ñu koy fol moo tax ñu bari dañoo dem bàyyi ko xoolal ñi mu nekkaloon ñëpp dañoo dem bàyyi ko kooku amatul. maanaam fi day colmaté. Macky Sall ku ko bàyyi Macky Sall nit ñi dem fekk ko nga naan nañ ko bàyyi. Idriss Seck fu mu nekkoon. Idriss Seck daf ko ba non ba muy daf koy jàppale rek mais amul problème. Cheikh Bamba Dièye fu mu nekkoon. Mansour Sy Djamil fan la nekkoon. Gakou mii tey fan la nekkoon. Khalifa Sall ak nitam fu ñu nekkoon. du ñoo àndoon démb ñoo ñëpp demuñu bàyyi ko nga ñu bëgg di calculer naa 65%. il n'est même pas à 30% à l'état actuel. ah bon maa la wax lu yan baramètre nga am. nit ñi laa xool gis xam seen naqar fa mu toll seen metti li mu leen teg ci lu metti fa mu toll ma xam ne ñii ils ne sont plus prêts à voter Macky Sall muy ci taax yi di ci kaw gi. danaa laaj benn laaj boo xam ne mën na la sax bañ a concerné mais dafa nekk lu ma xaw a jaaxaltu laaj naa ko sax waa APR laaj naa ko waa Benno Bokk Yaakaar waa PDS waa Rewmi pourquoi gars yi mënuñoo gagné Touba Macky Sall lu tax mënta gagné Touba. xam nga loolu da nga daal di da nga may daal di dugal ci parrainage bi. ah pourquoi. noo ngi sant waa Touba noo ngi sant Sénégal yi yépp noo ngi santit sunuy frères ak sœurs du parti démocratique sénégalais di santit alliés yi mais gis nga département. Mbacké jëm Touba Bambey jëm noonu. région de Diourbel. région de Diourbel. oui li ñuy def ci parrainage bi. Maodo danañu ko génne. dimanche bu ci yàlla àndee won ko. mais yéen li ngeen wax ni mais pas exceptionnel parce que Macky Sall aussi jaar na fa ñu pare na ko. mais jaar na fa ñu pare ne ko. alors mais fu mu am benn. nun junni la nu fa am.
ah déet waay gis nga parrainage bu fekkonte ne bi dañu ne rek nga wut 65000 tout court sans nga def répartition géographique 7 régions fu ci ne nga am fa au moins 2000 bu doon loolu rek la dama la wax ne Diourbel rek parrainé na Maître Madické man maa la wax lii. mais man nga parrainer nit ki te doo ko voteel man nga parrainer nit ki te doo ko sànnil sa carte. ñi ëpp ci xam nga parrainage u Macky Sall. waaw c'est du faux. c'est du faux comment ça. c'est du faux lu tax parce que ñoo dem ci àll bi di dig man damaa wër Sénégal 3 fois bu njëkk ba maak Oumar Sarr ñoo ànd ak ñoom Lamine Thiam bi ci tegu maak Lamine Thiam li ci des man maa ko defal sama bopp mais dañu lay wax ne dañoo ñëw ci suñu jigéen ñi lañ ñëw di leen diggéey projet jël seeni pièce d'identité ah ne waa dañu leen defal projet dañu leen di lebal xaalis bu amaana sax bu nu gañee du ngeen fay nangam waxi caaxaan. dañ leen di nax. nax yu leer la kon xam nga kooku parrainage am bu fekkee ci la wékku di xalaat ne dina gañe mu ngi nax boppam parce que yow yaa ko wax te mooy di dëgg parrainer quelqu'un ça ne signifie pas nga woteel ko. waaw am na parrainage yoo xam c'est des parrainages yoo xamante dañu camoufler moom la ñu naxe ñu bare Touba nag yàlla moo dogal loolu xam nga Macky Sall musut bu nu waxantee liy dëgg waxoon na ko première déclaration les marabouts c'est des simples citoyens waxoon na ko muy indi coow lu rëy mais naka la doxale au dernier moment yagar dem Touba yagar dem Tivaouane nga yaakaar ni loolu dina tax nit ñi nga dugg seen nga nit ñi duggale seen xol déedéet mbir mi bu àndut ak ngëm du sori ba mu demee Touba ñu teg Ila Touba xam nga naka la def ca ngoon nga jël avion dem Paris di défiler ak Hollande ci ñi nga xamante ne ñoo doon wax ak jëf ju ñaaw yonent bu tedd bi mu dem di jàppale ji Hollande pour ñu bañ leen a toroxal nga yaakaar ne loolu ngëm la jóge kër sëñ Touba Xaadimu Rasuul dem di jàppale ji ñoo xam ne dañu wax ak jëf ju ñaaw ca yonent ba ca France loolu nga yaakaar ne ngëm ànd na ci ngëm àndu ci moo tax il a beau dire il a beau expliquer xam nga nun gëm nañu ne Ablaye Wade moo nekk ci xolu waa Touba Madické mi yàgg fa ak ñoom kër gu nu dem dañu ne Madické de ba muy nuy defali teraanga booba Ablaye Wade nekkagul président boo gisee dama la. waa Macky Sall moom daa defal teraanga Touba yow li ngay wax ni mooy lan. non xam nga au dernier moment. dafay rattraper. dafa am lu ko rëcc. gis nga loolu ko rëcc. mënatu koo dabu. c'est fini. ça à chaque fois buy dem Touba bu am kilifa yu bu ñu waxut ay xeer a ko fay jële voilà kon nag Diokhobaye Diouf maa ngi lay sant bu baax a baax parce que pratiquement Ibra Diouf xam nga Ibrahima Diouf non Ibra xam nga maa da nga laal xaw a laal ci ceddo loolu Ibrahima rek xam am njuufeen moom ak payen bu ñu toogee day doy waaye Ibrahima Diouf Diokhobaye maa la xam ak jàmm bu baax xam naa la voilà alors léegi ñaari baat nga tëj mu jeex waaw looy tëjee li may tëjee daal di ñaan yàlla ak yonent beeg Serigne Touba kilifa gii fi jóge mooy Sidi Lamine yàlla na ko yàlla xaraajal amiin ndax jëf na ko di ñaan yàlla mi nga xam ne dara teewu ko Maître Ablaye Wade yàlla na tàllalaat loxo Maître Madické Niang amiin ci dara yàlla solo amiin ba tey baax na lu baax kay di ñëpp ñaan yàlla lu baax moom ku ko ñaan ñu ne amiin waaw di ñaan yàlla élection yi ñuy jëm amiin mu tegu ci yoon amiin mu bañ a am ay fitna absolument loolu nag li ci ëpp ginnaaw yàlla Macky Sall moo ko yore parce que moo nekk ci bopp nguur gi. d'accord jërë ngeen jëf kon mbokk yi Ibra Diouf Diokhobaye wala boog Ibrahima Diouf Diokhobaye mi nga xam ne moom lañ doon dalal fii la waxtaan wi daal di yem beneen dimanche incha allah daañu di kat ci beneen invité ma fàttali ne mu ngi bokk ci coalition Madické Niang 2019 ànd ak yeneen i parti jot nañ sax ñoom daanaka son lépp mat na seen parrainage mat na seen caution mat na léegi nag dem ci làmb jee ci des nekk na ñaari yoon député ci ay législature 2011 ba 2012 ak itamit 2004 ba 2008 loolu nag waa CEDEAO wala ak lu demee noonu kon nag ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi ñu doon déglu itam ñu ngi leen di sant wasalaam